waaw dañuy sant ñëpp ñi nga xam ne tey ñëw nañ ci réunion bi démb la kilifa yu mag yi tase Dakar ñu am tëral yu am solo ñu fa jël ñu ni dañuy demandoo élection te réew mi dans la ville de Thiès mooy yore ñetti communes yi ak ville de Thiès loolu nag xabaar yu mel noonu ak aussi nan la ñu war a defee investiture yi loolu buñ ko amee waratuñu xaar ndaxte dépôt yi pratiquement day démarrer suba donc amatuñu temps moo tax ñu xalaatoon ni tey comme yàgg na ñaari famille yi daawuñu woon jaxasoo te am nañu xabaar que ni tey kilifa yi ci kaw nee nañu dañuy ànd lu ñu war a njëkk a def mooy woo ñaari njaboot yooyu yëpp ñu ñëw tey te tey bu ñu xoolee dañ ciy sant yàlla njabootu Macky Sall ñëpp wuyu si nañ tey gisu leen fi Habib Niang ak Malé ñooñu waxtaan ak ñoom Habib Niang candidat la woon nee na ma man président fu mu xool laa xool lu ma wax laa wax dëgg la dinaa waxtaan amoon naa yéene pour nekk candidat waaye Macky Sall wax na te lu mu wax moom laay fas yéene def dinaa waxtaan ak ndaw ñi ak jigéen ñi ànd ñu liggéey ñu gagné le même constat a été fait auprès de Malay aussi nee nañu moom lay liggéeyal président de la République te président nee na lii lay def te loolu la ci jàpp ñoom ñëpp ñu jox ma ay contraintes donc Cheikh Ndoye mi nga xam ni c'était un jeune ambitieux wax ni bëgg na moom itam nee na président fu mu wax foofu lay xool kon tey Benno biir Thiès Nord amul dara lu des ñëpp ànd nañu bokk ndey bokk baay si suñuy wetu yaay suñuy wetu papa suñuy jigéen suñuy rakk pour ñu dem à l'assaut des voix de la commune Thiès Nord. d'accord bu ñu la déggee ni ngay waxee mu mel ne kon jafe-jafe yi amoon ci biir coalition bi mel ne réglé woon naa fi tool yi. waaw xam nga tey déjà jafe na nga gis coalition ñaari coalition yu mag la Idy 2019 coalition bu mag la tey Benno Bokk Yaakaar coalition bu mag la bu ñu leen mënee dajale ci même salle lu mot ñetti waxtu ñu tàmbalee ci jàmm terminer ko ci jàmm xam nañu sele nañu l'unité parce que xam nañu la ñu bëgg lu ñu bëgg mooy gañal le président Macky Sall xam ni Thiès moom na bu demee na tëdd nelaw dañuy wax Fouta moom mooy titre foncier am tey mun nañoo jël ni Thiès titre foncier Macky. waaw xam nga loolu dinaa ci tontu def naa juróom-ñaari at te balaa may pare si juróom-benneel bi woote naa population bi def meeting doon natt sama bopp ndax nit yi dinañu ñëw wuyu si wala duñu ñëw wuyu si waaye defe naa ne meeting boobu ku fa ñëw xam ni population yi wuyu nañ ma massivement daanu nag dajul fépp parce que si meeting boobu lu mat juróom-benn junni doomu aadama teew nañ fa loolu nag bu fekkee da ngaa liggéey bu fekkee lu nga liggéey saful nit yi. kon boo wootee kenn du ñëw. mobilisation ak bilan ça fait 2. waaw dama ni bilan bi incha allah dinañ ko joxe am nañu ay équipe yu nga xam dinañ ci travailler sur le plan communicationnel ñu wax leen secteur par secteur li nga xam ni mairie bi loolu la def lu ñuy wax nag xam nga moom Sénégal moom boo yoree nguur yow dañ lay peinture ba nga ñuul kukk ku fi musa yor dara rek dañ lay peinture ñi nga xam ne yoreguñu nguur ñoom ñoo baax ñoo rafet ñooy lépp mais fii xamante nañu. fii Thiès xamante nañu Idrissa Seck ba ko Thiès jaralee Thierno Alassane Sall mi ngi nekk vële aseg naa du lekk xaalisam fii ñun ba mu ñu Thiès jaralee ba ñu dem prison ñeneen ñi nekkuñu fi ñun Thiès la ñu dëkk xam Thiès bëgg a liggéey Thiès ñeneen ñi nag mënuñoo ñëw parce que politique bi déjà ñu bëgg a jàpp ni Thiès sabar bu tas la rek mën nañ cee proxlu mënul nekk Thiès tey njabootu Macky Sall ak njabootu Idrissa Seck bu ñu àndee Thiès dara desatu fa te loolu di ngeen ko xam ci kanam ci élection yi. yow ku xam ne Lamine Diallo xam ne moom mooy maire bi Zone Nord ku jéeg politique yi candidat ya fa nekk bëri nañu ndax njortu nga ni yéen coalition Benno Bokk Yaakaar mën ngeen a gagné. xam nga élection présidentielle bi réew mi kase amoon na ci ñaar fukk junni baat ak ñett maanaam bu téeméer boo jël réew mi amoon na ci juróom fukk ak juróom-ñaar waa APR. téeméer boo ci jëloon amoon nañ ci ñeen fukk boo boolee juróom fukk ak juróom-ñaar ak ñeen fukk day nekk 97% lan moo des 3% yi la ñuy wuti mais lu ñu jot a am dañ koy conserver. mais est-ce que conservation mën na cee am est-ce que boobu politique léegi ak. non ma ne la ñun xamante nañu bu baax ñoo nekk ci quartier yi responsable yi nekk déclaré nañ seen candidat yooyu bës la ñuy wut
xam nga candidat bi nga xam ni biir këram sax kenn du ànd ak moom xam nga loolu da ngay caaxaan wala nga yore sa benn asum télévision rek du di jàllale say émission nga ne da ngay bëgg a nekk candidat xam nga da ngay non waxuma kenn damaa sànni rek ku mu dal mu jël mais daal pour vous dire rek franchement parler ñu ngi sant yàlla bu baax du gërëmaat responsable yu ñu wuy si yëpp muy suñu yaay yu ñëw fi tey suñu frères yi parce que dañoo jaxasoo woon avant même ñuy ànd maintenant lu ñuy ñaan rek li nga xam ne moom la ñu wane si salle bi mooy ànd bi nañu tàppe xol yi parce que defe naa ni liste yi seere na mais bu xol yi ubbeekoo rek ñëpp mën nañ cee xaj parce que li nga xam ne mooy objectif final bi mooy gañeel président Macky Sall ak président Idrissa ngañaay bu dul kenn bu yéeme te loolu incha allah si la ñu nekk. dañuy rafetlu décision yi nga xamante ni président Macky Sall ak président Idrissa Seck jël nañu ko fas yéene ànd tabax Sénégal bu bees fas yéene ànd tabax Thiès bu bees ku ne xam na ne président Idrissa Seck lépp lu mu am Thiès la ko indi kon bu demee ba nangoo tàllal loxoom jox ko président Macky Sall pour Thiès mën a baax la pour Thiès mën a jag la ñun nag loolu en tant que doomu Thiès dëkk fi baax fi yaroo fi màgge fi xam fi lu fi nekk nag xam ñëpp nag xamanteeg ñëpp dëkk ci ay kër yu baax di dund ay famille yu baax ñun dañu loolu duñu ko yàq parce que Thiès dara gënaluñu ko Thiès la ñu am moom la ñu yaakaar suñuy doom ñoo fi nekk suñuy yaay ñoo fi nekk suñuy baay ñoo fi nekk donc Thiès ñun amuñu leneen lu gën Thiès kon loolee nga xam ne ñaari kilifa yooyu jël nañu ko ñun dañu ci ànd xar ci suñu tànk tubéy vraiment rey ci suñu bopp li ma gën a neex ci décision boobu mooy liggéey bi ñu ngi koy defandoog ak ay jigéen yu am valeur ay jigéen yu am solo du ma sax wax ay góor de ay jigéen laa wax parce que ki ci jiitu ñoom xam nga soxna sii tey soxna Awa Doucouré mënoon naa toog këram gérer ay problème am mais mu ngi ci social bi mu ngi jóg di daanu di dimbale nit ñi di jàppale njaboot yi ku ne xam na ko li ma gën a neex ci loolu mooy liggéey bi dañ koy defandoog ay jigéen ñu mel ne ay Asugay Ndiaye ay Rakisi ay Maguette Ndiaye ay Maguette Diop di ko def ak ay góor ay ndaw yu am njariñ Cheikh Ndoye ay Cheikh yi ñu ngi fa ñoom Malay ay góor ay soxna yu taxaw ñoo xamante ni dara gënalu leen Thiès ñoom Pape Malick Sow ay jeunes yoo xamante ni tey jii am nañu xam-xam bi am nañu fit wi am nañu fulla bi ñooñu la ñu àndal tey jii pour jël ndam li teg ko ci loxo président Idrissa Seck mu teg ko ci loxo président Macky Sall. Lamine Aïssa Fall amoon na doole loolu biir Thiali. macha allah léegi doole boobu amati na ko ba léegi. xam nga doole nag la koy natt mooy ay élection dama daan for ci làmmiñu président Idrissa Seck mu ne lii coow li bëri yëpp élection ay xob yu ñuy wàññi la tey ñi fi nekk di yëngatu yëpp dañuy wax rek waaye kenn xamu fi doole ja nga am tant que demoo élection ku dem élection sa bureau de vote mënoo ko gagné sa coow lu mu bëri lu muy jëriñ ñun dañuy gagné suñu bureau de vote Lamine monsieur le maire wax na ko sànq nee na dekkoon nañ leen ay jafe-jafe fële ban tour la wax est-ce que wax na Modou Gueye wala Demba Diop dafa ne Lamine Aïssa Fall kon xamal ne ñun lépp lu ñu amoon tey jii ñuy fas yéene ànd ak ñooñee nga xam ne ñoo ñu joxoon loolu parce que mënuñu leen woon ginnaaw boobu ba léegi ci lañ nekk te commencé wuñu ko démb 2014 ba mu amee moom mii wax na ko sànq monsieur le maire wax na ko sànq APR dañu xaajoon ñaar man ak Seynabou Ndiéguène ak soxna si ñi toogoon biir APR Benno Bokk Yaakaar di rayante pour téye kër gi ñun la woon du woon keneen kon nag tey bu ñu yeggee fii lu coow bare dégg naa góor sa di wax mbote moom day cëppi rek waaye du naaw mbukk wasalaam